yokka mus naa laajte benn xale loolu da nga ko oyee lu garaaw parce que balaa ngaa jël communion ba jiite foo jaar nga confessé waaye léegi su xale yi baree soo nekkee ci parish boo xam ne xale yi dañ bari boo muytuwul rek dina am ñaar oo ñetta ñoo xam ne dinañ poroxlu te duñ jël sacrament yi confessé balaa ngaa jël communion ni ma ko dee waxee ci jàngu bi man dam ne balaa ngaa jël sacrament yu maaga yëpp mel ni ki balaa ñu laa solal laabe di nga confessé balaa ngaa sëy di nga confessé balaa ngaa confirme di nga confessé botise rek a laajtewul la ndaxte botise dafa raga baakaar waaye yow su fekkee ne kilifa nga bu xale yi ñëwee ci kër gi xëy na ñu ne demoon nañ retreat da nga leen war a laajte ndax confessé nga balaa sa bisi fausse communion nga farapita nga yow li nga wax nii moom la suñ ko indee ci angale dinañ ne domestic church exactly mu doon ne foofu li nga war a jàng yëpp te def ci biir jàngu bi yaa ngi ko doore ci kër gi loolu tax ma ne la pariage gi mu ngi door guddi samedi xale bu ndaw bi du mun a def loolu foog mu am mag yoo xam ne danañ ko dimbali ah même sax xale bi mun naa ne tey tubéy laay sol xale bu jigéen tubéy laay sol dem cooj waaye mag yaa ngi fa ne ko ah déedéet nga tubéy gi mun nga ko sol nga dem school mun nga ko sol nga dem marché waaye cooj dangaa sol roba lu demee noonu wax wane xale warta sol tubéy dem cooj waaye li maa jëm a wane mooy ne même sax xale bi la moo sol kilifa yi ñoo ko ci war a dimbale ah so ak at yi di nga gis ne yow su xale bi demee cooc loolu tax ñu dee wax ne ah mag yi dañ war a ànd xale ñu dem cooc su ko defee yow di nga leen bàyyi xel ci biir cooc bi ni ñoo toogee naka la ñoo jërëjee communion ak façon yëpp su ko defee su ñëwee kii nga ne ko ah tey de nga li nga defoon gis naa ko du noonu nañ ko dee defee nga eeda ko dégg di fàttali ko jamono yoo xam ne samedi ci ngoon sax dañu daan daaxa ñun ñëpp ñu dem nañ confessé am nga baakaar amuloo baakaar yaa xam ne di nga fa yegg na doo fa yegg waaye samedi daal noonu la kon nag yooyu yëpp nañ koo delloowaat li ñu wax ci xale yi rafet na léegi dama bëgg ñu dugg ci ñu gën a mag xale yi tuuti ngir ne dimanche yëpp gis nañ ne bishop mu ngay dem round ci jàngu bu nekk te ñun yëpp as parishioners ñu ngi fekkee di gis sacrament of confirmation nañ wax lan lay def ci xale yi nga xam ne ñu ngi ko jël dinaa dee faral di laajte xale yi façon farapita nga suñ ne fi mu nekk nii yaa ngi jëli sacrement yi confirmation li dee ñëw ci suma xel rek mooy la nga xam ne moom lañ daan wax ci catéchisme bu yàgga bi fi mu nekk nii soldaar nga soldaar yi Yeesu Krista ngir ne mut nga ne fi mu nekk nii bokk nga dëgga ci biir jàng bi ngeen ne suñ delloowaatee ñun niñ defoon i at ci gannaaw ñetti sacrement yi ñoo di ànd da nga am baptisé confirmation ak communion ba ah léegi ok loolu li tax mu dee demee noonu di nga gis ne su fekkee ne yaa ngi ko jël ñetta yi di nga dañ laa njëkk a baptisé nga confirme masse bi dem on nga dee jëf sa communion waaye su fekkee ne ko jël ne da nga ko tasaare da ngaa dooree baptisé nga am sa communion ba pare nga am confirmation delluwaat ci confirmation bi nga gis ne fi mu nekk boobooy mujjee ah fi mu nekk nii mut nga chrétien bu mut nga mu doon ne mun nga taxawal nit kuy baptisé ah dégg la da nga sa at bi nga am na maanaa waaye li gën a am maanaa fii mooy ne def nga am nga sacrament confirmation donc am nga sacrament confirmation fi mu nekk mut nga léegi chrétien sa chrétien yaa mut na léegi dunda la da nga ko war a dunda dafa war a feeñ nekk seede bu takku ngir ne soo ne seede dafa am façon waaye bi seede Yeesu Krista bu takku seede ko xam ne dafa toppa ndiktal li kan Yeesu Krista so delluwaat ci mag yi nga gis ne ñoom loolu la seede bi mu nga dooree ni ma ko waxee woon ca njëlbeen ca kër ga am nga iraka fi mu nekk nii yàlla ma doon nga chrétien bu mu ni man laa mel ci li ma wax ak ci ne ma dundee Fada duñ mën a wax sacrement te waxuñ ñu leen dee taxawal bu ñu neexee ñu ne sponsor ba tey am na ñu leen di ooyee parrain ak marraine waaye ñun ñëpp dañuy dee gis ne soo xale bi jógee pour dem jëli sacrament ca bishop sukk ak bishop diw ko teg loxoom ci boppam am na ku dee nekk ci gannaawam teg loxoom di sponsor Fada ci gàttal sponsor naka la war a mel ak kan la non
sponsor ok nañ ko dooree ne yow kii nekk sponsor confirm nga ba pare yow sa diggante yaa sa jàngu bi mu ngi ratax mu doon ne yaa ngi nekk chrétien du takku loolu taxut ne da nga war a sëy bala ngaa nekk sponsor soo déggee ñu naan da nga war a sëy bala ngaa nekk sponsor dafa fekk ne sa ni nga dundee dafa nuroo ko sëy waaye sëyanguloo loolu tax ñuy wax loolu ok waaye fii di nga gis ne kooku kii sa diggante yow sa jàngu bi dafa war a ratax ba nga xam ne yow amul dara lu la manqué ci biir jàngu bi li ma bugg a wax mooy ne yow da nga bokk ci jàngu bi te dara tewu la pour nga jëli ko bi ok so kooku benn la ok léegi lan lañ soxla ci yow lan la xale bi soxla ci yow yow yaay royukaay te ni ma ko dee waxee ma nit mooy ne nga yow mi nga xam ne yaa ko taxawal da nga am warugal pour teete ko ci ngóom li ngir ne su fekkee ne jël nga sax kii taxawal kay butisi dañ la ko dee wax ndax pare ngaa dimbali waajuri xale bi le ñu yàgg ko ci yoon niñ ko Yeesu Krista digtale nga ne waaw loolu moo la toppa ba sa confirmation ba tamit ndax pare ngaa dimbali ki nga xam ne mu nga taxawal nii ndax mu dunda dundi chrétien waaye dunda dundi chrétien bi dafa fekk ne yow it yaa ngi ko dunda su ko defee mu roy la loolu tax xam nga maa ngi naan dañ war a dekkali yaa daan xew bu njëkk ba yow soo nekkee fijooru jàmbur sooy seeti sa pareñ wala sa marraine danga daan solu gën a nga dem waaye léegi loolu mu ngeen nuroo luy far wala ñu ne ok ma la maa ngi la bëgg a seet si de fekk ma si baa bi foofu du place bi cekkee ga la war a fekk. I welcome you back to Kaddu Dundagi from the Roman Catholic Diocese of Banjul. My name is Father Peter Lopez. Last Sunday, a good number of our children received Jesus Christ for the first time in their lives. Our cameras were unable to go to all the parishes, but you could see the joy and the glow in the eyes of these children when they received what I say were curious about for a good number of years. The children were curious to receive Jesus Christ, and they wanted to know what that bread tasted like. And on Sunday, you could see that thing in their hearts and in their faces. This sacrament is a very important sacrament for them and for all of us. I always call it the core of our faith. You remove the sacrament of the Holy Eucharist, then we are left with nothing. I always say that all the other sacraments find their meaning in the sacrament of the Holy Eucharist. When Jesus Christ comes to you for the first time, it's an honor. It's supposed to be a joyful moment. Because it is not that we are supposed to. It is not that it is our right. But it's just a privilege that God has given us so that we will become part of Him. And as we become part of Him, He also becomes part of us. The Bible says, He abides in me and I also abide in Him. I become part and parcel of Jesus' life. We are going to show you extracts, we continue showing you extracts of the First Holy Communion Mass that took place at the Blessed Sacrament Parish. My brothers and sisters in Christ, today Paul gives us the summit of our lives, that this is what I have received from the Lord, and in turn pass on to you, that on the same night that he was betrayed, the Lord took some bread and thanked God for it and broke it. And he said, "This is my body." My dear friends in Christ, the giving of the body is to sustain the mystical body of Christ. We are called a people who are called the mystical body, a people set aside, a holy people, a consecrated people. So the Lord hands his body to us to continue to make present himself in our lives, which means that there was something that we lack. Now we've gotten something new, and this has a force and a power that can melt us and transform us to doing something. So my brothers and sisters, the Eucharist that we partake of should help us to grow beyond our normal dissensions, should help us to grow beyond the divisions that arose in our lives and the many things that we do to undermine each other, to say many things that don't even exist in the life of many, and to be people who can appreciate and approach each other and say, this is wrong, and not to advertise